mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen émission Cap sur l'actualité tey nag ñu fas yéene waxtaane mbir moo xam ne 2 semaines ngi nii Sénégal gi yëpp daanaka di ko waxtaane muy institution Jeanne d'Arc di école catholique boo xam ne mi ngi nekk fii ci Dakar nga xam ne 1940 ba léegi mi ngi nekk fii ci réew mi nee na nag moom ci rentrée scolaire am bi bees bi bépp élève boo xam ne dafa muuru du fa jàngee dinañ ko génne ndax nee nañ ci mois de mai dañoo génne woon benn communiqué boo xam ne nee nañ c'est dans le cadre de la relecture de la mission de l'institution et du projet éducatif maanaam daal jubluwaayu école bi ak seen bëgg-bëgg ci wàllu njàngale léegi daal dañuy wax ne ki bépp élève bu fay jàngee da ngay respecter uniforme ba nga daan sol muy tubéy bi ak chemise bi ñu daan sol waaye léegi dañ ci yokk lu bees nee nañ bopp bi duñ ci teg kol duñ ci teg dara dañ koy bàyyi noonu kon bépp élève bu fa daan jàngee tey muuru dafa mel ni mënatul jàngee ci école boobu loolu nag doon lu metti sénégalais yi yëpp ndax mois de mai boobu institution bi génnee ko ministre bi génnoon na wax ne nañu bàyyi lu mel noonu te respecter constitution bu Sénégal mais mel na ni bi ko ministre bi waxee ba léegi Jeanne d'Arc toppatoo wuñ waxu ministre bi ñi ngi tàmbali di dàq ay élèves yoo xam ne dañoo muuru ñun nag tey ñu ñëw taxaw ci def ci ay seetlu yu bari bi ñu njëkk mooy kàddu ministre bi nga xam ne jib na te mu nekk koo xam ne moom lañ dénk wàllu njàngale mu wax ak waa Jeanne d'Arc bi ñuy changé ñoom di appliquer seen décision bi toppatoo wuñ waxu ministre bi loolu nekk benn mbir bu njëkk boo xam ne wane na Jeanne d'Arc dese na respecté autorité yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk beneen bi nga xam ne am na ci mooy lii nekkul lu njëkk ndax Hyacinthe Thiandoum 2011 dàqoon nañ 20 élèves yoo xam ne dañoo ñëwoon di jàng si ndax li ñu muuru moo taxoon en 2016 aussi benn école bu tudd Didier Marie nekk fële ca Saint-Louis ñoom it waxoon nañ ne dañuy tere fulaar ak muuru ci seen école waaye bi waa Jamra ak ñeneen ñi fi xeexal diine taxawee wax ak ñoom dañoo bàyyi bii nag li tax mu yéeme mooy Jeanne d'Arc ba léegi nangul bàyyi ñoom ñi ngi téye daal ne élève bu muuruwul dañ la génnee sa école donc mu doon loo xam ne itam bi ci njëkk mooy suñu réew mënuñu fee nekk majoritairement musulman ba pare di am ay écoles yoo xam ne dañ fiy taxaw di tere muuraay te muuraay doon lu am solo ci diine nekkul lu ñuy génnee rek daal di dugg fenn génn defaat ko te am na ci ay njàngat yu ñu ci def ndax am na élèves yu jàngee foofu yu ñu jot a laaj ñu ne li waral waa Jeanne d'Arc jël mesure bi nii bi ci njëkk mooy élèves yi muur yi dañuy bañ ne duñu toog ak élèves yi góor ñi ba pare bu ñu demee EPS ñu leen di solloo yenn tenue yi dañuy bañ ba pare dañuy lànk ne duñu jaxasoog yenn saa yeneen élèves yi nga xam ne duñu muuru mais loolu jafe-jafe la boo xam ne ci biir école bi la kon waa Jeanne d'Arc mënoon nañ koo lijjanti seen biir école waaye aajowul woon ñuy violer constitution Sénégal ndax constitution Sénégal moo ne dafa respecter diine yëpp dafa respecter croyance yëpp ku nekk la nga gëm sañ nga koo gëm te principe laïcité nag bokk na ci ñu bàyyi ku ne mu dund diineem te bu ñu teree élèves yi seen moraay dañ leen di tere ñu dund seen diine ni mu waree donc li ci war mooy bu ko ministre bi jël à la légère ndax génn na daal ne nous invitons l'institut Jeanne d'Arc à respecter le principe de la laïcité loolu lijjantiwu ko mbir mi mooy ministre bi bu mu ko oyofal ndax ñetti yoon a ngi nii ci ñetti at lu mel nii di am dafa war a dem ba ci école bi toog ak waa administration bi ne leen bu fekkee seen mission ak seen projet éducatif muuru bokk ci kon yéen da ngeen a jóg pour xeex diine dans ce cas ministre bi day jël ay mesures fortes quitte à ce que ñu tëj école boobu wala ñu nangu agrément donc il faut que ñu dem wax ak waa Jeanne d'Arc munoo ne ci réew moo xam ne ñi ci ëpp dañoo gëm lenn li nga ñëw ne da nga koy teggi ci sa école ba pare nag jaaree fa wax ne bépp école boo xam ne ëllëg ci biir da ngay taxaw naan da ngay tere loo xam ne méngoowul a constitution Sénégal ñu dal sa kaw teg la ay sanctions ndax suñu ko bàyyee noonu ëllëg beneen école ñëw daal ne nañu dindi jàkka yi ñu def ci biir école yi keneen génn daal ne daayira yi ne ci école yi nañ ko bàyyi yeneen di judduwaat te ngëm-ngëm dafa doon lu sensible loo xam ne bari na réew yoo xam ne jafe-jafe yi ñu am ci loolu la jóge kon ñi ngi ñaan ministre bi mu bàyyi xel loolu wax ak waa Jeanne d'Arc wax leen ne leen lii ñu bëgg mënta nekk te du nekk sax tere leen ko élèves yi dem di fa jàngee ndax munoo nekk élémentaire ba terminal di jàngee ci benn école ñu la koy tere ndax naan muuruwoo uniforme ci tuba yi ak yére lañ ko xamee fa la yam mais bopp yi moom buñ ko bàyyi mu jàll nañ ko xeex ñu ñëpp ba Jeanne d'Arc teg mesure boobu ci suuf te ëllëg ci biir beneen école bu jël mesure bu mel noonu ñu dal ci sa kaw daal lay wax ne la réew boo ci nekkee da ngay respecter principe bu réew mi ba pare ministre bi aussi il en va de sa crédibilité ndax bu lii jàllee dana dem ba lu ministre waxati du am benn njariñ gis nañ ñu tere woon fi sachet plastique yi ñu ngi koy jaay ci biti gi gis nañ ñu ne woon kenn du tox ci lieu public yi ñu ngi koy def ba léegi gis nañ ñu ne
xale yi nañ leen jëlee ci mbedd mi ba léegi ñi ngi fi kon bu yàggee day dem ba suñu réew lu ñu wax nit ñi duñ ci bàyyi xel te loolu danger la ci république danger la sax ci autorité kon ñi ngi ñaan suñu autorité yi ñu jóg ci lii nu mu gën a gaawee wax organisation islamique yi tamit ñu jóg wax ci ngir lii dakk ndax duñu ko nangu duñu bàyyi mu jàll nit sañ na am ngëm-ngëmam sañ na dund ngëm-ngëmam te du yàq dara ci école am ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ci li ngeen ànd ak ñun ci Mille Créa jërë ngeen jëf